ñu ngi nekkee ci Mbundum barrage mu nekk village boo xamante ne mi ngi nekk ci région bu Saint-Louis digganteem ak Ndar sax nekk 65 kilomètres village bi nag mi ngi bokk ci commune bu Diama diggante bi mu gën a jege ngir buy génn mooy digganteem ak Ross Béthio mu nekk ci 18 kilomètres diggante boobu nag tali boo fa nekk mu nekk nag tali boo xamante ne bu metti la latérite lañ ko defaree waaye yàgg nay doon li nga xamante ne population yi nekk ci Mbundum ak li ko wër yàgg nañ koy di jooy Mbundum nag mu nekk dëkk boo xamante ne lu am solo la ci wàllu agriculture bu delta ndax sax mën nañu jàpp ni moom mooy xol bi waaye fi nga xamante ne nag moo di Mbundum jafe-jafe yi bari na ndax bu ñu xoolee rek ci wàllu set gis nañu ni mbalit mi bari na fi torop waaye gis nañu tamit ci wàllu assainissement tamit ay jafe-jafe la yoo xamante ne mi ngi fi tege waaye tamit ci wàllu wér-gi-yaram ak nit ñi nga xamante ne bis bu ne ñi ngi song li fi nekk mu di dispensaire am nañu ay jafe-jafe ngir mën a am dispensaire boo xamante ne dana toll ak dayoo bi nga xamante ne nit ñi fiy ñëw bis bu nekk moom la ñuy soxloo. changement bi am na par rapport au bâtiment bu njëkk bi dañ moo nekkoon ancien dispensaire bi quitté nañ ko ñëw fii mooy le nouveau poste de santé bien sûr fii nii c'est beaucoup plus vaste moo gën a yaatu moo gën a bare salle donc mën nañu wax ne que ça répond aux normes si on respectait les critères yi nga xam te ne moo waroon ànd ak dispensaire bi mais malheureusement construction bi ça répond aux normes mais ça ne répond pas aux normes il y a deux questions à se poser là-dessus benn bi ça répond aux normes parce que dañuy construire maternité à part dispensaire bi à part avec des salles suffisantes yu doy sëkk mais malheureusement il y a pas de logement loolu mooy impact bi loolu moo indi par la suite salles yi manqué parce que ñi fi xamante ne ñoom ñoo fi liggéey sont obligés ñu loger ci maternité ba donc mën nañu wax ne que donc maternité amatu fa donc dispensaire moo fi am lépp dañ ko concentré ci même dispensaire de ce fait salle yi dem ba manqué ba am na partie boo xam te ne sax dañ ko mujjee aménager avec des contreplaqué xaw ma menuisier yi yaakaar naa noonu lañ koy wax contreplaqué xaw ma contreplaqué noonu lañ ko kiiyee en bois dans tous les cas c'est en bois comme baraque donc salle boobu moom la ñuy utiliser comme salle de travail et puis donc ça devient donc une chose boo xam te ne ce n'est pas du tout souhaitable parce que il y a pas d'intimité mën nañu wax ne que amoo benn intimité parce que dafa sës rek ci salle d'attente bois boobu ñëpp xam nañ ne bois boobu amul mënoo fa wax lenn ci biir ba nga xam te ne du génn ci biti donc mënoo fa génne benn son ci biir xamante ne du génne ci biti donc intimité amatu fa donc loolu mooy suñu principal obstacle par rapport à suñu déménagement bi fii voilà mooy que ne personnel bi aussi augmenté na parce que bi man ñaqoon naa fi nekk mooy dispensaire bu njëkk ba mais actuellement bi ma ñëwee fii am na amélioration ci personnel bi parce que am na sage-femme autant je gère tout man maa doon nekkoon yëpp sage-femme bi donc maa doon jouer rôle sage-femme bi en même temps accouchement bi CPN yi yooyu yëpp lépp li nga xam ne sage-femme moom mu ngi koy def daal maa ko doon def donc bi ñu amee sage-femme nag donc dafa xaw a wàññi charge de travail yi nga xam te ne moom laa ko doon kii mais ba tey charge bi mu ngi fii parce que aussi par rapport au temps bu yàgg ba dafa mel ne dañu am explosion démographique donc maanaam population dafa gën a yokk donc de ce fait charge boobu ba tey dafay ñëwaat heureusement bi ñu amee sage-femme bu ñu ko amul woon ñu gën a sonn donc charge bi mu ngi fii te toujours day gën a yokk de ce fait que normalement service yi dañ ko waroon yokk personnel yi dañu waroon yokk les personnels dans les services au niveau du bureau du chef de poste war na amat beneen assistant infirmier s'il le faut pour que mu mën jël relais su fekkee ne dem naa ba dem ay réunion ak les séminaires yooyu à mon absence yooyu yëpp ak aussi des urgences parce que des fois aussi urgence ñëw fekk sonn na dans ce cas yooyu tamit bu ñu amoon koo xam te ne mën na ma suppléer des fois aussi mu may seconder ci cadre boobu dina baax c'est la même chose que sage-femme bi tamit bu fekkoon ne am na beneen suppléante disons donc dina gën a baaxal affaire yi beneen bi c'est les rémunérations
rémunération yooyu aussi ñëpp xam nañ ne c'est pas bien c'est pas bien dafa mel ne que mairie bi deful benn effort par rapport à la rémunération des personnels des agents de santé alors que loolu bokk na ci budget kii am bi normalement su ñuy def estimation de besoin estimation budgétaire disons mairie bi war na sóoraale personnel bi war na sóoraale personnel bi sóoraale aussi population bi soo may naan sóoraale population bi c'est pour ñu yokk dotation bi nga xam te ne moom la ñuy évaluer tout le temps dafa mel ne que say stagne alors que warul demee noonu donc mairie bi war na góorgóorlu ci logement personnel bi ci ICP bi ak SAFAM bi mais aussi war na yokk góorgóorlu ci dotation bi nga xam te ne moom la alloué poste de santé yi beneen bi war na góorgóorlu ci personnel communautaire bi mais c'est-à-dire ñi nga xam te ne nguur bi jëlu leen soo xoolee poste bi mën nañu wax ne poste bi dafa barrage parce que man kese man maa fi nekk personnel boo xam te ne nguur gi moo ma jël ñi des ñëpp dispensaire bi moo leen di fay donc ça devient un gros problème te mairie bi gisuma benn effort bi nga xam te ne defal nga ko ci chauffeur bi gardien bi ba ñeneen ñëpp képp ki nga xam te ne mu ngi yëngu ci dispensaire bi moo leen di fay bañ ba mu des man loolu nag te yaakaar naa ne poste am na yoo xam te ne moom mën na ko gérer am na yoo xam te ne mënu ko gérer su fekkee ne lépp dafa war a këpp ci kii am ça devient difficile ambulance bi am nañ ko macha allah c'est une bonne chose mais ambulance entretien bi ak yooyu yëpp dafa indi frais loolu tamit mën nañ wax ne que beneen personnel la encore ci dispensaire bi moo nga xam te ne dispensaire bi encore mu ngi koy jël en charge tout récemment rek bi ma ñëwee fii ma gis ne que ambulance bi suy génn suy daw sax day def ay mouvement panneau yi wóorutul woon j'étais obligé ñu jënd yeneen panneau donc yooyu yëpp comité santé bi moo ko jënd ñoo obligé de changer 4 panneaux alors que defoon nañ appel à la mairie jusqu'à présent deful benn réaction par rapport à ça donc yooyu baaxul ci santé population alors que moom war na ci am cër pour affaire yi mën a normal voilà. donc moom laa doon bëgg laaj mooy li nga tuddee wàllu ambulance bi donc jàpp nga ni daal à ce niveau war na am amélioration. ambulance bi war na am amélioration bu baax entretien bi ba pare man su fekkoon ne man ambulance bi biñ koy indi man fekkoon na ma fi j'aurais demandé à ce que ñu jox ñu beneen boo xam te ne adapté à la au terrain parce que ambulance bi mënul daw su tawee c'est inerte donc arrivé na ma fii ma am malade yoo xam te ne dañu war a génn mënuñu dem arrivé na ma fii ma waroon dem une réunion très importante dama dem ba ci wetu dex gi ne ambulance bi mel ne day demee boor ba mu naroon dugg ci dex gi man ne chauffeur bi taxawal mu taxaw ñu wàcc ñu dem tracteur moo fa jëlee oto bi ñëw indi ko ci nawet bi donc ambulance bi adapté wul pour terrain bi ñuy indi ambulance dañu waroon wut boo xam te ne c'est une ambulance adaptée parce que mën na am lii nii li ñu ko jëndee c'est vrai que yeneen yooyu xëy na mooy gën a cher mais dans tous les cas bu ñu ci yokkoon yaakaar naa waroon nañu am bu xam te ne moo gën bii parce que bu fekkee ne bii baax na macha allah baax na mais aussi bu ñu amoon boo xam te ne mën na daw nawet daw noor moo ñu gënal donc voilà. donc étant le chef suprême fii nekk ingénieur chef de poste mën nañu jàpp ni kon bu dul ambulance bi yow amuloo moyen de transport bu la mën a yéene. ambulance bi kese moo fi nekk comme moyen de transport moom la ñuy defee lépp samay réunion samay vaccination samay stratégie urgence lépp li nga xam te ne moom moo fi nekk ambulance moo fi nekk voiture de liaison lépp kii activité bi nga xam te ne war naa ko mën def ambulance bi moo may yóbbu awma ci leneen awma beneen moyen de transport. ñu ngi ci zone boo xamante ne ndox mi def wër yenn situation yi déchets yi tout ça ndax amul benn message boo war a adressé la population par rapport à l'hygiène. bon hygiène yaakaar naa ni loolu du lu xam te ne lu bees la ci nit ñi xam nañ ko mais man dama mën a wax rek ne que ñoom ñoo dul topp message yi nga xam te ne gars yaa ngi koy jàllale tout le temps parce que ñëpp xam nañ hygiène même soo fekkee ne kii moom ça se passe tout le temps à la télé tout le temps mu ngi génn à la télé respect de l'hygiène comportement yooyu nañ ko changer surtout nawet bi su jotee ça devient autre chose benn fii nii day lapp xaw ma nan la ñu war a mën a def pour régler problème boobu mais man de
gisuma ci solution boo xam te ne war na mën a yomb parce que tout le temps day lap te xalaat bi ma ci am daal mooy que ne kër yi kenn mënu ko sëq parce que soo ko sëqee da ngay dépasser les fondements donc de ce fait mën nga régler problème mu mbedd yi mais ndox mi ci biir kër yi lay jëm koon moo tax yëkkati ko gisuma ci ne mooy solution bi xaw ma man je suis pas un technicien ci aménagement yu demee noonu mais ci sama xalaat bu gàtt boo xam te ne xalaat bu respectable et puis xalaat bu tuuti mais yaakaar naa ne aussi buñ saqee mbedd yi ndox mi ci biir kër yi lay dem donc loolu du solution xaw ma nag ban solution la ñu mën a envisager pour régler problème boobu mais c'est pas du problème bu yomb régler donc loolu mooy indi principalement problème hygiène bi ñuy am ci nawet dermatose bi day bare ci xale yi jaare yi day bare ci xale yi donc voilà quoi noor nag poussière bi la moo tax bronchite yi day bare parce que avec les machines yi liggéey tool yi ak yu demee noonu poussière bi day jóg loolu mooy indi bronchite yi donc en gros loolu la noor pratiquement bronchite yi mooy bare nawet c'est les maladies diarrhéiques mooy gën a bare les dermatoses te loolu moo koy indi quoi ndox mi nga xam te ne day stagner tout le temps moom mooy indi loolu ci nawet bi. ci wàllu éducation tamit noonu la mu am ay jafe-jafe ci école bi nga xamante ni moo fi nekk di école bu Mbundum Barrage boo ñëwee li ngay njëkk a gis sax moom moo di yàqu-yàqu yi ci buntu bi fenêtre yi ci classe yi buntu classe yi nga gis xorom si daanaka mu daaneel lu bari ci mur yi piste bi wala fi nga xamante ne moo di enceinte école bi ngir xale yi mën fa def sax li nga xamante ne moo di seen récréation sax léeg-léeg jafe na ba nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi wala ñi nga xamante ne ñoo tënku sax ci wàllu li jëm ci école bi ñoom bare na loo xamante ne ñaxtu nañ ko donte tudduñu sax seen tur tey nag am na benn kuréel gu juddu ci Mbundum muy ay gone yoo xamante ne ñoom ñoo ko taxawal kuréel googu nag di wuyoo turu sàmm sunu moomeel lañu ca jublu rek ci seeni kàddu mooy fexe ba li nga xamante ne wees na ci seen ginnaaw ñu xool naka la ñuy def ngir mën ko joyanti waaye ba lépp li nga xamante ne tamit war na ñëw ëllëg ñu mën a xam naka lañ ci saafara wala naka la ñuy jekk-jekkalee li nga xamante ni moom moo di taxawaayu Mbundum ci wàllu woowu. waaw jafe-jafe yi bare na trop sax parce que booy xool tey li ci gën a ëpp sax dafay xaw a niru ak manque de communication ak les autorités parce que tey booy xool dëkk bi ci visage am dafa dee dundutul ni mu war a dunde te li ñu koy gën a teg li ñu koy gën a posé mooy mën nañoo jóg doxi mais li ñuy dox mënul àgg fenn parce que ñi war a taxaw pour yóbbu ko dafay mel na que toujours seen intérêt bopp toujours saa su jotee moom la ñuy woo ci nit ñi pour wax leen li ñu mën a dégg mais bu loolu paasee rek dañuy daal di téye seen bopp tey lu mel na que bu ñu waxee dëkk bi visage am dee na da ngay xool embouteillage yu saret yi toujours daf ñuy poser problème booy xool inondation yi dafay poser problème ci dëkk bi booy xool école bi depuis ñun fi la ñu defee primaire boobu ak léegi doo gis réflexion doo gis dara parce que miir yi fi nekkoon yëpp kenn waxatu ko bon des fois sax dafay niru ko ni dëkk bi amul ay politiciens wala seen ay wax toujours ci ñoom rek lay yem. bon liñ ci mën a wax mooy loolu gënoon na bokk ci suñu ay jéego parce que loolu la ñu gisoon ni dëkk bi moom moo gën a poser problème ndax saa su tawee rek inondation bi dafay amerdi nit ñi waxuma sax fàtte mais dafay amerdi nit ñi parce que fosse yi dañuy bàyyeeku. bon amul fu ndox mën a jaar li ko def nag mooy comme li ñu waxoon sànq rek ci njëlbeen mooy dëkk bi ñi war a taxaw politiquement pour jàllale suñuy kàddu moom moo fi dee tey da ngay gis ni depuis américains yi wàcc ci zone bi mooy financement MCA bi ñuy def endiguement digue bi boobu la ñu waroon taxaw pour lépp li nga xamante ne tey ndox la bu ñu war a dagg mu jëm ci dex gi wala secteur yi mu daan jëm mais foofu la ñu baaree mais jamono yu ñu koy baaree amuñu ko ñu taxaw pour représenter ñu da ngay wax ba sonn mais du mujj fenn booy xool Mbundum dex moo ko wër te tey dex gi wër gi mu ko wër lépp da ko sëpp dëkk bi dafa nekk ci kàmb donc loolu mooy tax à chaque fois dañuy wut ay moto pompe bi ngay gis nii dañu leen di déplacer dañuy yóbbu teg
def ay caution solidarité kenn ku nekk am loo mën a dugal nga tekk pour ñuy mën di xëcc ndox mi te loolu xeex nañ ko wax nañ ko yóbbu nañ ko fu nekk yóbbu nañ ci Umar Mourel dem nañ ci jaak à chaque fois nawet bu mësaan jot dañuy taxaw dem wuti ay heure de gladeur pour dugal ko ci dëkk bi pour ñu koy dagg te tey vraiment loolu suñu njàqare la bëgg nañu autorités yi jàpp si surtout maire ñoom am nañu sax njëriñ mais tey booy xool seen ay dañuy politique mais kenn ku nekk da nga yor sa camp ñun tey li ñu doon jàppale en tant que citoyen li ñu doon dimbali mooy ñoom ñooñu fexe ba nekk ci benn kuréel bokk di xeexandoo li ñuy xeex bokk di bàyyindoo li ñuy bàyyi soo ko defee ci ñoom ci seen biir am kenn ku leen jiite représenté leen ñi des topp ci ginnaaw kon lépp lu ñuy mën di wuti rek dañu xaw a yomb mais kii bu bokkee camp bi kii bokk camp bi lii toujours daf ñuy posé non mën nañu sax wax tey boo xoolee image bi nga ko fekkee tey ñun ci ñun dañ naan baax na mais boo fekkee woon jamonoy taw bi ñun def nañu une semaine ba nga xamante ni chaque jour dañuy teg pompe ñun ñoo volontaire di teg pompe di ŋàcc ndox mi image yooyu ñu ngi ko garder ba tey da ngay ŋàcc teg da ngay dugal ay tracteur day dem ba que borom tool yi dañuy bàyyi seen ay tool ñuy drainer muy am ay jën parce que ku ne xam na ni taw du wàccee ay jën mais boo duggee ci biir école bi da ngay fekk ay jën ñu nekk ci biir te li koy def mooy baykat bi ñu sësool moom mooy bàyyi toolam mu koy dagg di ñëw te loolu amuñu ku ñu ko jooy vraiment adjoint au maire bu fi nekkee war na mën gën taxaw xoolaat dëkk bi saytu ko ba tekk ci ay loxo yu wër ba kenn ku nekk boo wàccee sa yoon ñu delloo la jubbanti la wax leen li alalu dëkk bi la alalu réew mi la sax laay wax waroo ko foowee. waaw dëkk bi day dellu si waat toujours ci li ñuy wax ci politiquement dëkk bi dafa dee parce que dañuy wax ne activité gox bi pour mu dox ak activité politique ñoo mën a ànd ndax booy xool dispensaire bi tey MCA financement MCA la jénnee amuñu leen la nga xamante ni tey état moo ñu ko defal booy xool ambulance bi fa nekk ci MCA la jénnee booy xool tey chef de poste bi ak sage-femme bi ñoo bokk benn fi ñuy fajoo loolu jooy nañ ko fu nekk maire ñëw na fi indi fi ay partenaires waxtaan nañ ci ak moom mais du mujj fenn donc vraiment ñun dañuy waxaat rek di lancer waat appel lii fépp fu mu mën a àgg à travers le monde ñun tey dañu taxaw pour àggale loolu ba ñëpp mën see jot ba ñu xam ni vraiment ñu ngi dund ci jafe-jafe ndax mënuñu dund patient bi war a faju toog di xaar dégg femme buy accoucher à côté xam nga yooyu yëpp di ànd ci biir benn poste de santé loolu vraiment dafay gën a nekk suñu naqar day dellu si waat ci activité dëkk bi ak activité politique ñooy ànd parce que ki dëkk ci dëkk bi xool ba gis li mu gis toog saytu ko toogandoo réunion waxandoo mais tey loolu kan moo koy yóbbu mooy ki nga xamante ni ëllëg day soxla population pour woo leen si ñu ñëw ñu jàppale ko mais ñooñu bu ñu koy woo ñu koy jàppale pour mu yóbbu wala pour mu am ndam mais kooku dafa war dellu si waat ci gox bi xool li ñuy dund ñu joxe ko moom politiquement mu dox ci wax ci mais booy xool depuis suñu parents yi fi nekkoon mag ñi ñoom Cheikh Dieye ñooñu combat bi ñu doon def ci dëkk bi ak di xeex xam seen ak seen yelleef pour ñu jox leen ko loolu la ñu perte tey. waaw loolu booy xool tey façon ethnie bu nekk mi ngi ci biir dëkk bi mais booy xool loolu tey sax daf ñuy xaw a poser problème parfois parce que kenn ku nekk da ngay xaw a xeex xëccu sa côté te tey bu fekkonte ni dëkk bi dañ doon dund booloo doon benn lépp lu ñu bëgg moo xam tey naar bi da ko bëgg wala pël bi da ko bëgg ñu jàppale ko ni xam ni kii tey naar la lii moom mooy doxalinam ñu fekk si ko si mais kenn ku nekk da ngay xëcc sa tendance jëmale sa côté kon damay wax ni loolu noonu tey entente boobu nekkagul suñu biir suñu jéego toujours mooy di dajaloo di waxtaan di dem ci chef du village di dem ci adjoint au maire di waxtaan ak moom di xool lan ak la ñu mën a tënk ba nga xamante ni dëkk bi tey lépp lu ñu bëgg rek dinañ ko am ci loolu nag bokk na suñu plan d'action parce que booy xool kuréel gi ñu taxawal mu nekk aar li ñu moom ci Mbundoom année bii passé lañ ko taxawal début juillet lañ ko taxawal parce que booy xool amagul 1 an te yooyu yëpp bokk na suñuy plan d'action pour xool ba réunir lépp la nga xamante ni jeunesse la ak xeet boo mën a bokk pour que Mbundoom mën a amal beneen image bu rafet ak beneen visage bu nit mën a gis. waa bon ci côté mbay mi bon mën nañu wax ni am na tuuti jafe-jafe parce que jafe-jafe bi mooy comme jeunes yi nga xamante ni tey volontaire nañu pour dugg ci agriculture bon ku si nekk ak ci li nga nekk moo xam ñi di bay ceeb la wala ñii di bay maraîchage ku si nekk yaa ngi am activité yooyu def mais maanaam jeunes yi li seen problème majeur mooy manque accessibilité ci banque agricole comme banque agricole CNCAS comme banque agricole léegi quoi parce que léegi loolu mooy problème jeunes yi majeur parce que da nga ciy gis jeunes yoo xam te ni bon dañuy am seen ay GIE bëgg a bénéficier ci programme financement yi mais toujours dañuy am problème bu ñu defee seen demande campagne dugal ko ci CNCA mais toujours dañuy am problème
parce que dañuy wax ni bon GIE yi bees yi duñu leen reconnaître par rapport ak GIE yi nga xam te ne tey ñoo fi nekkoon comme ñi fi nekkoon daal ñoo fi nekk ba léegi toujours rek ñooy bénéficier ci programme financement yi ba ci matériel agricole yi ainsi de suite. ok waa loolu am na solo parce que xam nga li ñuy wax rek boo ñëwee fekk ay mag ñu am lu ñu taxawal ñun ñi nga xam ne tey dañu nekk ay xale gimmi ci fekkendoo ak ñoom war nañ ci am benn jéego bu ñu ci def jéego bu ñu ci def mooy comme ni ko Ibrahima waxee léegi bon xëy na Mbundoom am na toujours ethnie yoo xam te ne bari na yi fi nekk naara nga fi pël nga fi séeréer nga fi mais am na benn affaire boo xam ne tey moom moo ñu lëkkale ñun ñëpp muy comme ni nga ko waxee léegi symbole bi nga xam ne tey moom moo symboliser Mbundum muy BRAC bi tey ku dugg Mbundum rek loolu moom nga koy xoolee mais ñun ñi nga xam ne tey nekk nañ ay jeunes nekk ci programme yu mel noonu ñu ngi xool naka la ñuy mën a def pour gën ko jëmmal mais jëmmal bi yëpp aussi tamit xam nga dafay nekk mbiru tubaab parce que boo xoolee ñoom seen programme la boo xam ne dañu ko archivé teg ko foofu baax na aussi tam ñun balaa ñu ci def dara comme ni ñu ko waxee dañuy communiquer ak responsable yi fi nekk su ko defee lépp loo xam te ne ñun ndigal la bu jóge ci ñoom rek ñun suñu taxawaay mooy ñëw jàppale leen ci ba loolu gën a fes incha allah. ok waaw loolu ñu ngi ci parce que Ibrahima wax na ko léegi parce que boo gisee bi inondation yi dee am ci nawet bi daanaka loolu bi ñu ci jógee dañuy continuer def ay setal di tourner ci koñ yi di xool jafe-jafe yi nga xam ne tey koñ bu ne wala mbedd bu ne mi ngi koy am ci salte ñun dañuy jël greffe par groupe nettoyer ko ba mu set sensibiliser waale aussi itam koñ bi ñu jublu xamale ni leen kat nit ki pour mu mën a nekk en l'aise il faut mu set dañuy éviter mbalit yi ñuy teg ci buntu kër yi ak di ko tuur ci mbedd mi loolu rafetul boo xoolee sax buntu point ñaari buntu point yëpp entrée dëkk bi toujours da ngay gis salte bi nu mu fay nekk te loolu nekk na image yoo xam ne vraiment image yi ñuy gêner la parce que souvent bu fi autorité ñëwee wala ay nit ñëw fii dañuy am kersi ci loolu te loolu vraiment nekk na loo xam te ni dañ koy ñaawlu toujours te ñu ngi ci combat boobu encore parce que bëgg dem nañ sax ba waxtaan ak chef du village ne dañuy jël journée spéciale boo xam te ni dañuy invité service d'hygiène au moins ñu ñëw jàppale ñu ci liggéey bi su ko defee information bi. waaw li ci des bare na mais comme que dañuy soog a débuter te am nañ yaakaar ne parce que mouvement bi ñuy def nii yaakaar naa ni c'est la première fois mu am ci Mbundum yow am nga ci tuuti xalaat parce que nekkoon nga fi xëy na boo gisee nawetaan ni mu daan déroulé parce que toujours dañu daan def nawetaan mais da daan am toujours conflit da daan am parce que dañu daan gis xuloo xeex yi fii gaañante te yooyu xajul ci dëkk bi ñun loolu la ñuy gis moo tax ñu arrêté lépp luy activité nawetaan ci koñ ak koñ ñun génération foot ñu créé benn équipe bu ñuy wax génération foot ñi nga xam ne ñoo newoon ci équipe yi ci koñ yi ñu dajale ko nekk benn équipe bon pour montrer xale yi kat nit xamal leen ni kat football bi sport la boo xam te ni warul am violence xëy na ay xale dañu koy def toujours mais ñun ñu nekkaale ak ñoom di leen encadrer di éviter tension yooyu di am yooyu yëpp ñu ngi ciy dox ak ñoom pour xool naka la ñuy def ba année yi di ñëw incha allah yu mel noonu ñu mën ko éviter quoi. li ñu ko indi mooy manque de sécurité bon man ak Ibrahima demoon nañ fii bëggoon nañu pour loolu ñu mën ci am autorisation boo xam te ni dinañu permettre ñu am benn comité boo xam dañu ko fiy tegal chaque campagne au moins muy jéem a organiser nit ñi te stationnement charrette yi ak ngóobaani ni ñu fiy ñëwee ak débordement yi fiy am parce que xam nga campagne bu xasee bu jub rek façon xeet bu ne nit bu ne da nga ko fiy gis kii dana ñëw pour liggéey mais kii aussi dem dana ñëw pour yàq mais yooyu yëpp demoon nañ ba ci maire di ci waxtaan ak moom pour xool naka la ñuy def pour mu mën ñu jàppale ci vraiment ñu am au moins mu mettre ñu rapport ak brigade gendarmerie su ko defee ñu am autorisation boo xam danañu permettre ñu mën a taxawal loolu su ko defee chaque semaine wala chaque mois au moins gendarmerie ñëw def fi patrouille yi ñu xam ni kat lii mu nekk ne su ko defee nit ñu mën a éviter accident yi fay am souvent. waaw li may tàggoo mooy di leen remercier aussi parce que vraiment yàgg nañuy bëgg lu mel nii mais bu ñu amee occasion wàllu digital ñëw fii di dékku ñu micro pour ñu wax suñuy jafe-jafe vraiment ñu ngi koy rafetlu trop te di ñaan yàlla affaire bi gën a yokk incha allah lépp luñ ci bëgg yàlla may leen lu ëpp seen jot quoi ñu ngi lay jaajëfal bu baax.